Bandulen Kajoor gi Rimu Laay Musa Njaay. salaamaaleykum mbokk internet bi mbokk àdduna mbokk Sénégal comme ni leen koy faral di defalee chaque àjjuma di émission bi ngeen ràññee lool ci info réew mi ñu gën koo xam ki leen koy defal di Galaye Talibé Bamba di seen mbokk bi leen xuusal ci làmb muy émission teewlu sa làmb chaque instant ak lu bees li leen di andil. am na coow lu fi amoon ci la ñuy njëkkee mooy Balla Gaye 2 ak wax jiñ fi waxoon ni moo ko wax démb yàllaa def ñu dem ci open presse guy gi. gémmiñu Balla Gaye sama nopp man mii di wax ak yow Galaye Talibé Bamba mu ne loolu dañ ko créé loon waaye pare na pour bëreek Modou Lo nekk fi pour benn promoteur tabaxul stade bay taamu stade bu muy bëree ndax moom bëre mooy métier ku ko fay xaalis mu bëre te defe naa ni ku la amaloon revanche ba yombaloon la ko yow Modou xarañ loo kon combat bi waratul mën a yàgg Balla Gaye 2 nag xamal na ñëpp ni lamb rek ko ñor. moo tax ñu toog pour leeral leen ko ba mu leer naññ ndax champion bu mel ni Balla Gaye 2 bu waxee benn ñu yokkal ko mu ñëw rectifié waat ko démb mu dem seeti doomu ndeyam guy gi muy 100% géejawaay la ñu woote démb ci open presse boobu noonu ñu nekk ci di leen ko wëral Balla Gaye 2 wax ñu lii faaw ñu leeral ko askan bi combat Modou Lo ak Balla Gaye 2 desatul ci Balla Gaye 2 xanaa kay Modou Lo mi ñu doon xalaat wala yaakaar te mu soxloon revanche bi moom la ñuy wëri te dinañu fexe ñun waa info réew mi indil leen ku mel ni Balla Gaye 2 fii ci suñu plateau présenté leen ko waxtaan ak moom laaj ko li ngeen bëgg Modou Lo dinañ ko indi ndax combat boobu àddunaa ko soxla ñuy dox ci combat boobu di ci wax ba Balla Gaye 2 leeralal ñun lépp kon Balla Gaye 2 dañ ko naan gàcce ngalaama di ko wërali mbokk àdduna pour tegal leen ko fii ci info réew mi ndax li ngeen bëgg rek moo ñu ñor kon duñ def lu dul wax leen ni demal nañ leen ci open presse Siteu ñu di ko wax ci alxamisu démb ji mënuñoo dem ci open presse Siteu te amuñu tuuti lu ñu jukki ci réew mi ndax ay sénégalais lañu te defe naa ni Sénégal ki gañ la ñu wax ci làmb jeeg ci géewu politique bi boo leen xoolee nii ma soloo tey mu wane ni boo leen gisee lii wër ci sama kanam jox la vert zone rouge ma solo leen zone dañuy wan ni ay doomu Sénégal lañu bëgg ko lool gis nañu ensemble la fa xewoon ci alxamisu démb ji waaye dañuy kontaan ndax Sénégal ko xam-xam ni ay kilifa diine yu mag a ngi fi ku ci mel ni maam Abdoul Aziz yàlla na yàlla yokk leeram taas na ci barkeem waxam ji ñëwaat na démb boo nekkee ci gaal yori bagage ñuy joow da ngay fexee ñaan yàlla gaal ga teer ndax bu teeree nga teer ci jàmm say bagage teer ci jàmm te kon Sénégal ñun ñëpp ñoo fi nekk pour joow nañ xam ni te Sénégal kii gañ démb ni nga nekkee woon fële ci alxamis ji di lijjanti ensemble ba mbër yaa ngi woon ci seen open presse ndax ku mel ni Siteu démb fa lañ ko fekk ci alxamis ji muy wax lu leer pare pour won ni Sénégal kii gañ la te defe naa ne bu ñu jëmee ci làmb dem ci le 29 bi war nañ cee ñemee xuus dañuy def loolu nag dajale leen ko fii ci info réew mi émission teewlu sa làmb Galaye Talibé Bamba moo leen ko doon defal Balla Gaye li mu leen wax leer na nekkalu fi Aziz Ndiaye nekkalu fi Esat mbër la boo xam ne fu ñu ko fay xaalis mu ñëw bëre kon Modou Lo Sénégal bu ñu bëggoon sa combat ak Balla Gaye war na leer ndax revanche bi kenn dootu la ko wax bu ñu jógee ci loolu nag dañuy dugg ci combat Moussa Ndoye ak Lac Rose Moussa Ndoye Mbiita Ndiaye ko yor nekkoon Fass Lac Rose Moustapha Gueye yoroon ko muy doxee sa tag sa koñ et sa gañ ñu ne woon est-ce que da koy doxee wala bu ko Moustapha Gueye di wax dafay fekk mag ñu mu ëppoon doole Lac Rose ñu gis la nga am ay sorties yoo def daanoon nga fi Aliou Mané ñëpp ne gongo nga jóge fa am Garga Mbossé daanu ca ñu jox la Sa Thiès premier combat ba nga déclaré genou nga dem ñëw ne faju nga ba wér ñëw indi jàpp Sa Thiès am ndam ci sa kaw muy combat bu garaaw ndax ku ne gis na ni nga def Modou Anta noonu la Moussa Ndoye def Modou Anta jàpp taxañ sànni Moussa Ndoye jàpp fi Tonnerre dóor ko ba mu wëkkat di daw ñëpp gis ko mu jàpp ko daan ko jël bu rëy Lac Rose sa retour lan la Grand Dakar ak lay xaar bërki démb général wane na ko ibbi na bunt bi su dee li ñuy wax ndax écurie Fass tëju woon na Papa Sow ñàkkoon Gris Bordeaux ñëw ñàkk général dem ci gala bi tournoi bi ñàkk mu ñëw indi ndam ci kaw Pambaay combat tàggali ko Lac Rose loolu yen boobu lan la war a mën a def ñu di ci waxtaan di ci xalaat duñ def nag lu dul jox leen numéro bi comme nan leen ko daan defee ndax dañuy déglu seeni xalaat di déglu seeni audio boo leen ñu wootee jotoo leen ñu comme ni ngeen ko daan defee noonu lañ koy defee Galaye Talibé Bamba déglu leen di leen leeralal la fi nekkee ndax info réew mi loolu rek ko ñor waaw numéro bi nag da ngay def 77 864 54 99 boo wootee jotoo boo bàyyee sa message vocal incha allah rabi dinañ jot ndax Babacar Ndiaye sama technicien ñoom Baye Sidi Seex Maam Jaara loolu rek lañ fi nekkee boo gisee Galaye ak tooginam bii mu rafet loolu di wax ngeen ni dégg ñi ci sama ginnaaw la
ndax àdduna lépp loo gis équipe boo gis muy dox ba ci football ba am na entraîneur kon nag dañuy wax ci làmb ji ndax moom lañ ñu xamee. Lac Rose am na poids boo fi amoon ndax am na combat sa ak Aliou Mané bi ngeen demee Italie di entraîner bi ñu wanee entraînement yi gis nañ ni liggéey am na fa mu leer naa ñu nga ñëw wane sa bopp ñu dem ba ci biir nga jël li ñuy wax ni moom la mbër yi jël. nga dem ba mu yàgg sa bisu ngénte ngay bëreeg Sa Thiès ñu wane la Lac Rose nga ñëw wane sa lépp jóge fa dem stade ñàkk ko ñu gis yow taay boo amul woon xamuñ ndax loolu ngay indiwaat ñenn ñi ne looloo la may genou ñu ne entraînement bu métti la ndax la nga doon jël bi ngay wax je taag sa koñ et je gagne est-ce que jarul nga xoolaat sa bopp ndax yaa ngi am daanaan bu mel ni Moussa Ndoye Mbiita Njaay def lu nekk Fass dajale gone yaraax Moussa Ndoye ñëw pour wane boppam Moussa mustaam tàkkusaan ak waa Fass wala boo ko amee gisaguñ ko ci archive lamb tey mu ñëw war a dajeeg Lac Rose benn ndam la Fass amagum te mooy général bërki démb kon Lac Rose yow dañ lay xaar nga xam ko nga ñàkk koo xam yéen bu rëy ngi sa kaw ndax tey yaa war a sigil Fass ci contour yow ak Moussa Ndoye Moussa nag wax na ni moo ngi ci géej gi di liggéey ku ko xool bu simmee ko nga xam ni kii caaxaanul Lac Rose loolu la ñu xamoon ci yow mënaguñu natable ndax bëgg nañoo dox ñëw ci sa entraînement xam bu baax ndax yàlla def na ñu mag a ngi fi waaye danañu gëstu mbër yi ba kuñ ci gis nga sol yére dox sax ñu xam ni kii mu ngi ci forme Moussa Ndoye mu ngi ñu koy won gëj na la gis nag yow Lac Rose danañ dox ak suñuy tànk wëri la foo ne ndax ñun làmb rek ñu ñor indil la ñu xool amoon nga fi jamono ba tey xewee goo ndax Grand Dakar boo jógee Fass Gueule Tapée Médina ñëpp topp la kon nag Lac Rose yow la ñuy xaar ci yow ak Moussa Ndoye buñ jógee ci Lac Rose ak Moussa Ndoye day ñëw tournoi Fallou Ndiaye bu rëy bi mu jaxasoo lool Pambaay la ñu xool ci goal différence ni moo génn donte teg la ne ñaari victoire ñàkk combat ba ndongo loo ngay da ngay bàyyi làmb gis nañ fi nees biñ ko daanee ci biir géew bi la daggee ay téeréem sànni loolu taxul nga bàyyi làmb de ndongo déedéet da ngay door a tàmbale xale nga waaye damaa bëgg nga déglu bu baax ñëw nga fay général gagné la ci ay cër jël décision arbitre ci duma nga dem ardo ñëw ñàkk làmb ja contre Pambaay nga ñëw indi yaa ngi ci forme Pambaay jaay la doole ak mën bëre yàgg ci làmb daan la ñu gis yow ak ñàkk jariñ nga def erreur man maa koy wax ndax ñàkk jariñ heure boo xàccee mu daw ci say tànk ndongoloo nga tegal ko ko fa naq na ko coppet dëj ci suuf ndax neewoon nan la njëkk la romb naa ko dama ñëw pour confirmer ndongo ñu gis nga ñeme ñàkk jariñ torop sànni sa tànk duñu ay bërëkat waaye foowee nañ ko lalal ko ñàkk jëm ca première fois bi nga rëcc bu fa ñëwaatee ki la dencal te xamoo lim la dencal indiloo ko li nga denc bu la indilee li mu denc balaa nga koo xam mu jàll sa kaw mu jël sa tànk dëpp la nga waroon génnee bopp ñàkk jariñu bàyyi ko ci sa biir tëdd mu bàyyi la nga def rotation daan sa bopp ndongo bul bàyyi danañ la seet si ñun waa Infos Rewmi wax ak yow ndax dañ ne mbaam gàtt na waaye jur gi la bokk am na lu ñu xam ci làmb ndax dañ koy gëstu amagoo dara gañee goo dara perte goo dara ndigal mi nga daan mu ngi defaru Yékini Senior nee naa la ñett defetam yooyu moo ko def mbër Pambaay ñu ñëw ci yow général ñëw ak yow ci taay yi xeex bu normal ndax da ko ñàkk ci ñàkk jariñu bu dawee jàpp la Pambaay sut la ëpp la wet nga dugal sa wet sa tànk waroon génn ci biti nga dugal ko ci biir général da lay gën a wër nomba waaye sa tànk bu tegoon ci genou général Pambaay da ngay jàkkaarloo waat ak moom ndax ndaanaan nga bàyyi ko mu tànte ko wër la ndomba nga bañ ngay da ngay caxabal ku njool pour xàttar bi ko dala bàyyi ba nga jóg mu écran écarté topp sa ginnaaw nga daan sa bopp démérité woo ndax ndaanaan nga boo nekkee say morom dem ba cappaandaw ba ñàkk général bu la daanee war na ndax chaque jour da daan jaxasoo tey Fass ak Mor Fadam xam nañ fi mu jëm làmb ibbeeti na nag ci général kenn waru laa bañ waaye nee nañu nga cëral sa bopp ci làmb ji am fulla bàyyi pom yi général boo taxawee dañ naan mbër maa ngi boo tuusee mu neex boo xeexee mu neex waaye doo respecté sa adversaire foo ko teg ku ay mbokkam yónni yaa xamti ko jox ko cër soo ko bëggee nax loolu rek la ñuy wax ci say défaut Pambaay ñu gis la ngay ndaanaan bu mag gënal defaru ndax niñ déggee Fallou Ndiaye wax ko mooy yaay bëree ci goal différence bu ñu ko tegee say combat wa gën a gaaw donte ñàkk nga bu mu juba te dañ ne woon ki daan fële ca ñoom soq ak ñoom mobile mooy génn daje kiy génn fii kon combat bu neex la Fallou Ndiaye dekkilaat foofu ñu ñëw ci Franc ak Mbaye Tine Franc parcelle gépp ngemb la topp sa ginnaaw nga def lu ne ci lutte simple waaye Mbaye Tine du cuune
déedéet bul xool tànkam yooyu na mel nga defee ni war nga koo taxañ day dóor day bëre day songu Franc ñu ne da ngay nuuru xaw ma nag boo leen demee Kaolack da ngay nuuru pour jël si ko wala da ngay jàpp daan ñu bàyyi xel bu baax ci làmb yooyu ndax kenn ku nekk war nga bàyyi xel ni ay xale ngeen war a sottante seen biir ndax champion yi fi nekk ku ci mel ni Balla Gaye ak Modou Lo mi waral coow li ñu déparé nga xamante ni dañuy ñëw ci làmb ji bu baax ndax ñoom ñaar dañoo war a taxaw biñ tolloo fi ngeen toll àdduna dañ leen soxla te yéenay génération bi war a ñëw ci seen kaw waaye na ngeen fulaal seen bopp donte mosoo yàq làmb yow Franc mbayti noonu waaye jàppal ni mbay ñu fi ku fi ñëpp bala nga jël ko kon combat war na feeñ seen diggante duñ def nag lu dul suñu émission rëy ñu sant ak gërëm suñu sponsor leader ndax dégg jàmm boutique duñ dem mukk bàyyi ko ginnaaw moom moo ñu yoral lépp comme ni ma koy faral di waxee Babacar Ndiaye Soda général kullu réalisateur Baye Sidi caméra na fu ne kenn waxatu ko Cheikh Maam Diarra di nit ñu am jom nangoo liggéey ndax galaay lu wax ji jub mbaamu rafet ba ngeen mun koo soob di ko ndamoo ñoom ñoo nekk ci sama ginnaaw doon sama doole ndax dañ ne ku amul wéeru waaye da ngay yomb ba ma làmb nag dañ ne reenu ñaam bi la fa nga koy yaakaare fa lay daggee chaque jour nag làmb ju rëy du fi jóg ndax Balla Gaye démb rek ci ëppan presse guy gi ci àllarba gi wax nañu lu dekkilaat làmb ndax ñëpp dañ ne woon moo taamu mu ne moom amul lu muy taamu kon gàcce ngaa laama Balla Gaye 2 Modou Lo yow la ñuy bàyyi ak sa cuggal guy ndax ki la daan may la revanche bu la ko yombalee defe naa ne combat bu war naa gaaw a sotti ndax àdduna ñëpp ko bëgg Modou nag sa coow làmb yëpp boo jëlut Balla da ngay jël Ama Baldé ndax fa la làmb ji toll ñu bëgg nag Balla Gaye 2 waxaat ko mu nekkoon ay rumeur démb ci àllarba gi comme ni ma leen koy waxee Balla Gaye moo wax ma dégg mu ne loolu waxu ko woon ndax nekk lu fi kenn te ku wax Balla Gaye jamono bii wala ngay tudd làmb te tuddoo Balla Gaye ak Modou Lo làmb ji day désordre waaye yéen ñaar yéen a war dajalewaat làmb donte victoire yi ngeen mujjee am décision arbitre la waaye Balla Gaye Modou Lo defe naa ni jaru sax arbitre ndax kenn ku nekk da ngay bëgg a ñibbee gañ bu njëkk ba Balla Gaye da ko ne dinaa la may boo ñëwul ma jël si la jëli ko daan ko parcelle kenn reeru ba ñu xëyee kenn dékkawul Balla Gaye da yëkkati yet ba taxaw tey mu yombalaat ko Modou Lo ñëw kon Modou Lo tekkil làmb ji su fekkee ci yow la des Balla Gaye 2 tasaare na ko ni ma koy waxee ci sama biir émission nag làmb saamu fëgg jaay la am na taayu mag am na taayu ndaw da ngay jukki rek ba bi nga tolloon nga jël bëre bu kenn bàyyi naa fi kenn bàyyiwu fi kenn déedéet defe naa ni marché fëgg jaay bu ñu jalee fëgg jaay ba kenn ku nekk gis nga ci sa bopp kon làmb ji war naa neex catégorie na fi jóg duñ jóg ci di wax kalan yi ndax mu ngi bëgg a yàq làmb ji te làmb kenn mënu koo yàq ni ma koy faral di waxee ñetti promoteur yi fi amoon te làmb da daan dox tey junniy promoteur ñeenti junniy mbër kon war naa mun a neex Balla Gaye 2 encore une fois gàcce ngaa laama ci li nga ma may te dinañu fexe insha allahu rabbi indi leen Balla Gaye 2 fii ci suñu studio muy wax ngeen ni dégg ñu koy laaj muy tontu ndax loolu rek ngeen di xaar ci ñun Modou Lo dana nañ ko indil fii insha allahu rabbi ñuy wax muy tontu ku ci woote bés boobu insha allahu rabbi boo waxee Modou Lo dina la tontu te defe naa làmb jooju lu ñu soxla ci biir saison bii la bu ñu xoolee nag ci datu làmb saison bi fees na waaye Balla Gaye ak Modou Lo ni leen làmb soxlaa bu ñu soxlaa seen combat Pape Abdou Fall xam naa ni yaram baa ngay yëngu lit ni ko laay kenn ku nekk war nga cee gis sa bopp pour ñëw tëgg làmb jooju mu rëy lool waaw làmb ji nag ubbeeku na pour ñëpp ndax li Balla Gaye wax démb xatalul kenn ñu ngi doon sikki sàkka xale yu ne mu ne pare na fi pour xale yëpp ndax da daan bëre di maye sens wala ñu koy may sens kon tey dina kontaan pour may ay rakam sens waaye nag Balla Gaye Modou Lo la askan bi soxla ba ci man mii su ma yoroon xaalis Balla Gaye Modou Lo lay tëgg ndax àdduna yëpp ko bëgg pour mu leer naññ coow li bari na ci ndax dañ ne coow la ca pingub teen ba gars yi amul baag la ñun nag waa Infos Rewmi ci bég ci yéen la ñuy dox ak li leen di bégal ñu waxaat leen numéro bi 77 864 54 99 ku ci woote jotooñu ci émission bi fekk muy daw xamal ni jafe-jafey réseau bi la wala connexion bi waaye ku ci bàyyi sa message ak loo mënti commentaire galaay mu ngi koy dégg mu ngi lay déglu dina la tontu incha allahu rabbi ndax noonu rek lañ koy defee ak yéen fii ci Infos Rewmi kontaan ci yéen lool mënumaa toog nag ci sama plateau ba jóg te gërëm ma madame Mbaye
Laama Ndumbe ndax ma nga ca kër ga di ma muñal ndax tey defe naa ne dañ ne feccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagg ya waaye Laama Ndumbe sant naa la gërëm naa la ndax nu ma mënti mel fi ñu toll nii yow ndax dañ ne borom kër bu génnee nga xool ko mën ni wax macha allah ka ca ginnaawam la kon macha allah madame Mbaye ñu ngi leen di wax loolu nag di leen wax dina leen xuusal ci le 29 da leen ciy ñamal rek ba semaine bële ñu waxtee ci yéen ba mu leer ndax Siteu dernière sortie yoom Zoss la dóor mu daanu Gouye Gui dóor na fi Zoss mu daanu ndax combat bi kaaw lay jeexee déedéet fii laay yem ak yéen ba prochaine émission mu wax leen la may jël ak leen ndax kenn ku nekk bëgg naa wéet ak moom ci ñoom ñaar ndax open press ya mënoo faa jël mbër wéet ak moom waaye ñun Infos Rewmi Galaye Talibé Bamba moo leen ko dig dana wéet ak Siteu wéet ak Gouye Gui incha allahu rabbi avant combat bëgg nañ ko buñ ko amee après combat it bëgg nañ ko ndax tey bés la suba bés la du ma fi jóge waat nag te waxuma li xew démb ci alxamis ji ay sénégalais lañu sañ nañ ciy xuus ku fi yàlla teg na xam yàllaa ko fi teg ëllëg day layoo ndax njiit bu nekk di nga layoog sa borom ëllëg ca la nga jiite woon. assemblée yëngu na démb waaye biti bi it gis nañ ni Sandaga kenn liggéeyul te Sénégal defe naa ne bu ñu demee ba journée ñu koy ñàkk ci jongante wala xool arrangé nañ ñu wala arrangé wuñ ñu déedéet na député yi dajaloo ndax ñoo leen fal ñu lijjanti la ñuy lijjanti mu leer ñun ñu liggéey ndax dëkk day évoluer benn drapeau moo fi nekk muy vert jaune rouge ñi ay doomi Sénégal Léopold Sédar Senghor jaar na fi Abdou Diouf Ablaye Wade ba ci Macky Sall te ku ne xam na ni nguur goo gis day jeex bu dul yàlla kon ngalla ñuy ñaan président donte ñeme nañ ko ndax ay sénégalais lañu yow la fi yàlla teg na nga sàmm askan bi te xam ni tey yow yaay seen parole yaay seen loxo yaay seen tànk maam Abdou Aziz nag gàcce ngaa laama yàlla na yàlla yokki leeram ni ma ko waxee sama début émission ndax kenn ku nekk xam na ni ay kàddoom démb feeñaat na ci alxamis bi te kilifa loolu lay jariñ ci réew kilifa diine yi nag ñu ngi leen di ñaan ñu wax waaye bu ñu waxee ña ñuy waxal na leen dégg ndax dañ ne kilifa kon kilifa su waxee njabootam da koy dégg ñu ngi tàllaat loxo yàlla suñu borom bi nga xam mooy maye Sénégal réewu jàmm la réewu teraanga la kon yàlla na fi jàmm sax ci suñu gaal di leen sant di leen gërëm ci beneen émission ak beneen façon ak neneen maa ngi bëggee ñëpp di siyaar ñëpp Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar làmb ji naka ñu ñor waaye ay Sénégal lañ sañ nañ cee participer ñu ngi leen di xaar ba beneen yoon numéro bi nii rek la 77 864 54 99 noonu rek la leen koy defee chaque instant chaque façon ci yeneen i melokaan ndax mbër yi bari na one love yéen mbokku internautes yi wasalaam. Laaj ko Mbeex Ndoye Jokkul